salaamaaleykum mbokki auditeur Sud FM rawatina auditeur waar wi ñu leen di gërëm si seen teewaay fas yéene tey ji waxtaan ak loo xam ne loo am solo mooy mbir mi nga xam ne moo jublu si wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si mbay mi ñu gën leen duppee si turu technicien agricole loolu nag doo ko jëlee ëmb na lu bare ñi nga xam ñoom ñooy ingénieur agronome yi ak ñeneen ak ñeneen jamono yu nekk def naa déggoon ngeen seen ay mbirum ñaxtu yi nga xam ni ñoo ngi ko doon wane si seen wàllu liggéey ak loo xam ni dafay nekk traitement ak lépp loolu nekk loo xam ni yàgg nañu di ko ñaxtu ak di ko wax ba amoon loo xam ni tënkoon nañ si ak itam ministère waaye loolu mel na dafa am yéexande si wàllu li nga xam ne moom mooy jëf bi loolu nag tax ba nga xam ni ñoom itam ñu yëkkatiwaat seen kàddu di alerter gouvernement bi loolu nag tax na ba nga xam ni tey jii ñu ñëw indi si waxtaan boo xam ni ñooñu ñoo koy syndicat bi moo koy seq ak ñi nga xam ni itam ñoom ñooy ministère bi amee wàllu mbay mi ñi nga xam ni tey jii ñoo fi toogal wàllu syndicat technicien agricole kooku mooy seen secrétaire général tudd Samba Gueye ñu lay bàyyi nga nuyu gaa Sud FM yi ak mbokku auditeurs yi. jërëjëf Mokhtar asalaamaaleykum mbokk Sud FM. ñu ngi leen di nuyu. ñu lay fay. di rafetlu bu baax émission bi nga xam ne vraiment émission waar wi la. ñi teewal fi nag tey syndicat boobu ñu tudd syndicat national technicien et travailleur de l' agriculture du Sénégal muy SYNTAS mu ëmb liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère agriculture ak équipement rural. donc di la gërëm ci sa teewaay ministère de l' agriculture ñoom tam am na ku ñu yéene pour mu ñëw teew si mi ngi tudd monsieur Thiané moom tam war na fi teew léegi ñoo ngi doon jokkoo waaye xam naa circulation bi ni mu dem loolu tax mu yéexande waaye war na agsi en principe Assane defe naa ñu ngi may dégg bu baax a baax ndax dafa mel ni mbir yi dafa génnul voilà donc ñu dellu si waat si biir émission bi Samba Gueye temps yi am na jamono nga jaaroon fi sax ndax jamono boobu nga fi jaaroon ñoo ngi doon wax si affaire yéen ñi nga xam ni yéenay mbay mi mën naa amee mbay mi bien sûr mën naa wax sax yéenay cerveau yi parce que tout ce qui est ay loo xam ni si wàllu infrastructure la gëstu mbay mi lu mel ne ay ingénieur agricole agronome ak yu demee noonu ak ñiy relevé ak yeneen techniciens yi nekk su maanaam chaîne bi nga xam yëpp daal moom mooy toppatoo mbay ba fa muy ñore kooku yéen bokk ngeen si. loolu nekk lu am solo d'autant que ñun dañu wax suñu réew li nga xam ni moom nañu yaakaar ni croissance bi si leen ko wékk li si jëkk mooy mbay yi nu tudd ko moteur de la croissance donc loolu nekk lu am solo waaye yéen daal di ngeen gis toppatoo bi nga xam ni moom nañ leen waroon toppatoo yéen ñi nga xam nag yéen a ngànk mbir yi kooku dafa des lu bare ba nga xam ni yàgg ngeen di ko dénoncé ñeneen également di ko dénoncé voilà léegi donc si ubbite bi bëggoon nañ laaj li nga xam ni nga ñëwaatoon si li nga xam ni tey jii moo tax daal ngeen taxaw bëgg dem sax si ay manifeste ak ngeen annoncé woon que tey jii lan moo waral loolu yëpp. waaw xam nga li ko waral moo di ne ñun dañoo toppatoowul sax ndax boo gisee mbay mi sooxe dëgg moo di ne ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyee dañ cee sawarul ndaxte payoor gu ñu leen war a joxuñ leen ko jumtukaay yi ñu leen war a joxuñ leen ko te loolu dama yeboon ne ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba Macky Sall mi tey ñun amuñ benn yokkute ci payoor yi ba tax na loolu moo taxoon daaw heure bii ñi teewoon fi di waxtaan ne dañuy dem grève demoon nañ grève sax diggante bi mbas mi jaar fi ñi xaw a tegg suñ tànk ndaxte dafa laajoon booba askanu yëpp booloo xeex ngir que Sénégal génn ci jafe-jafe yi demee noonu ñi dem ba ci biir ñi di ñëwaat grévaat parce que jàpp nañ ne dañ ñoo soxantal parce que mbas mi bi mu fi ñëwee naam santé yëngoon na waaye mbay mi aussi yëngoon na mbay mi lañ gënoon a am yaakaar ak ñi nga wax xam ne waaye santé bi ñu defee seen yëngatu ñoom dañ leen saafaral seen mbir ñun nag dañu woo nañu dañuy toog waxtaan ndax amuñ benn téere boo xam ne bii nii ci lañ mën a sukkandiku pour saafara suñu mbir ndax am na ay syndicats yu fi nekkoon amoon fi benn këyit boo xam ne bii ni
2010 lañ waxtaanoon ak gouvernement bi ba mu ne ñu leen danaa saafara seen ñeenti poñ yi nga xam ne moom ngeen ma jox booba ca gouvernement Abdoulaye Wade la ministre Zakaria Diaw moo yore woon dossier boobu léegi nag ñun bi ñëwaatee ñu ne loolu kayit boobu sax réer na fort ci ministère fonction publique ñu ne nañ toog kon tëggaat beneen ñun ñaari syndicats yi ministre Moussa Baldé wootee nañ dafay tëral benn kuréel boo xam ne mu ngi ko tuddee comité de dialogue et de promotion sociale lu mu ci jubloo woon moo di ne comité boobu dafay ëmb lépp liggéeykat yoo xam ne bii nii am nga jafe-jafe yi nga ñëw toog ñun nag ci ñun lay commencé ñu toog tëgg benn maanaam téere sax laa ko mën a tuddee jàngat ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am yóob ci mbay mi jox ko. jafe-jafe lu mu toll woon jafe-jafe yooyu boobu mu ngi toll ci indemnité de logement xam na ku nekk agriculture ndaw buur la boo xam ne bii nii dañ koy ebal ci fu ñu ko affecté rek ci Sénégal warut sañ a bañ kon kooku bu demee foofu war naa am indemnité boo xam ne bii nii comme ni ko moromam yi di amee mu mën a fay luyaasam amu ko ñu ne ko indemnité responsabilité ndax nit ki mënoo ko wax ne yow yaa am responsabilité bii ëllëg lu ci sooxee yoon dana dal sa kaw waaye nag duma la fay dara te loolu yeneen kuréel yëpp yeneen ministères yëpp am nañ indemnité yooyu ñu ne waaw d'accord nañ ñu ne indemnité bi nga xam ne mooy risque ku ne xam ne mbay moom boo koy wax risque foofu la commencé ndax produit yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo muy ay yi ñuy poson yoo xam ne yu garaaw la mu nga commencé ci jiw ba bañ balaa ñuy góob ba balaa ñuy deqi wala balaa ñuy witt gàncax gi ay produits la yoo xam ne dañ koy manipuler ak accident yi nga xam ne war naa mën a dal ci ndaw yi te def ciy dal ci moto ak ay oto lépp ak accident de travail yi nga xam ne kenn suuraale wu ko sax yooyu yëpp indemnité de risque boobu amuñu ko ñi ne lan ñu ne indemnité nag boo xam ne bii mu ngi wane ne sa xarala li nga jàng boo nekkee ingénieur boo nekkee agent technique boo nekkee juriste parce que ministère agriculture même ay juriste am nañ ci ndax maître Thian bii di suñu naataango di ñëw juriste la donc loolu yëpp ay xarala yoo xam ne ni kenn ku ci nekk da ngay indi sa xarala ñu boole ko ñu ne indemnité boobu ndawi buur yi yëpp am nañ ko ndawi gouvernement bi yëpp am nañ ko ñun amuñu ko léegi nag loolu yëpp ñu tënk ko def ko ci benn këyit jébbal ko ministre Moussa Baldé booba décembre 2020 ba léegi mu jël ko jébbal ko naataangoom muy ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo booba ba léegi nag amuñ ci benn réponse boo xam ne benn tontu boo xam ne bi war nañu kat di ngeen ñu jébbaloon fii la toll ñaari weer ñu bind ministre bi laaj ko na ko yow mii suñu kuréel ga nga sampoon wax ni ne liggéeyal leen ma indil kayit bi ndax na nga ne président de la république moo la jox ndigal sa naataango ministère de finance pour ngeen indil ko kayit boo xam ne bii nii yi ñuy laaj dinañ ko mën a régler ñu defal la ko yow loolu foo ci toll ministre bi yow ci yàbbiwut ci naataangoom yow ci yàbbiwut ci kon ñi xam ne kon ñii li ñu doon wax nekkuñu ca ba tax na tey ñun déposé woon nañ suñ préavis de grève bu yàgg boo xam ne bii nii dañ doon xaar ndax doo déposé préavis de grève rek dem soobu ci grève bi dafa mel ni kon yow xeex rek nga bëgg ñu laaj ko na ko léegi nag comme tontuwul ñu tey bis ni ki tey fépp foo dem ci Sénégal muy direction régionale yi direction nationale yi service départementaux yi ak centre de formation agricole yëpp jox nañ ma seen bilan maa ngi ko yore ni boo fa demee kenn liggéeyu fa dañ koo fermer loolu nag tey jii tey loolu nag lu muy wund moo dina dañuy yëgal kilifa yi ne leen boo gisee réew mi di am jafe-jafe manifestation yi di bëri nit ñi di dugg ci ay magasin jàmbur du fa toj di gàddu saako ceeb ak ay nen ak yooyu xiif bi moo fi nekk ak ñàkk yi nee ngeen ne ndew yi pour ñu mën a saafara loolu dañuy jublu ci mbay mi nag ñi ko jàng bu fekkee ne ñoom ñoo jubluwuñ ci ñoom boo bëggee jublu ci ndaw boo xam ne mosul xam luy tool mosul bay yaakaar naa ne loolu du sotti léegi nag bu fekkee ne loolu naruñ ko saafara dañuy continuer def grève bi nga xam ne bii nii ëllëg
lum jur nag wax dëgg yàlla ñoom ñooy responsable ndax fi ñu toll nii ci wàllu jiw yi ci lañ toppatoo pour parce que nawetu déwén parce que ku ne mbay da ngaa wax jiw yooyu dajale nañ échantillon yëpp def ko ci laboratoire yi ñi xamal nag kilifay réew mi ne leen lépp loo xam ne leen ay yàqu-yàqu la ci jiw yooyu échantillon yooyu ñoom ñooy responsable bi ndax ñun bañuñ ci dara léegi ndax xam nañ ne léegi ñun ñii fi ñu doon oo ñëpp def nañ ko wax nañ ne sax ñun dañ koy for taal ko parce que am na ci loo xam ne daanaka jaratu ko ndax mbay bu fekkee ne yow mi ko jàng di ko liggéey ay ati at kenn toppatoowul la ñuy jël ay nit ñi nga xam ne ñoo nekk conseil économique et social yéen a añaanewuñ leen dara waaye dañ leen tollale seen naataango ñuy wax HCCT au conseil de collectivité territoriale ñu ne am nañu ay indemnité ñu ne déetewaay tey bis ni ki tey gis naa ay décret xaw ma présidentiel bu joxe ay indemnité yoo xam ne 700 000 ba 150 000 francs te ñun lu ñuy laaj daanaka saafara bi mën naa nekk sax du génn ci ministère agriculture ndax ba ñu waxee tey këyit boobu yéen fan ngeen ko teg ñu ne suñu xalaat lii la boo jëlee gerte gi ñuy jaay bitim réew. waaw léegi daan agsi yooyu léegi ñu yem si critique yi nga doon def dellu ñëw si côté ministère monsieur Thiam moo leen fi teewal Thiam nu bàyyi la d'abord nga nuyanteeg mbokk Sud FM yi ak également auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Sall. maaleykum salaam. maa ngi jégalu si retard bi ma am. te xam naa ne sànq nañu jokkoo man xaw ma heure bi. ak heure bu mu doon démarré. donc sànq nga may woo ni comme ça y a moins de 10 minutes. fi ma dëkk dafa xawoon enclavé ma ne xaar ma daw si ñëw teewee par respect aux auditeurs de la rajo Sud FM yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu fépp. internautes yeeg yëpp. di nuyu sama camarade et collègue monsieur Samba Gueye mi nga xamante ni ki moom moo jiite Sintas di nuyu autorités yëpp yi nga xamante ni ki ñoom ñoo nekk ministère de l' agriculture et de l' équipement rural di la nuyu di la jaajëfal. ñoo lay delloo nuyu. voilà donc defe naa bi nga dee ñëw yaa ngi doon dégluwaal si yoon wi tuuti quand même. maa ngi doon déglu ak li nga xam ni ñoom moom la ñu tënkoon daal di wane ni loolu moo tax ba tey jii nuy wàcc sax nuy jublu si ay mbirum grève ak yu demee noonu yooyu seen ay mbirum ñaxtu. waaw loolu yéen lan moo see seen xalaat ndax am na yoo xam ne lim nekk surtout si wàllu ay indemnité ak yu demee noonu wane ni ñoom seen yeneen naatango yu nekk si ay yeneen ministères yi maanaam ay fonctionnaires que ça soit santé ak ñeneen ko boo gis wane nañ ko am na ay indemnité yoo xam ni si seen wàllu liggéey ngir ñu mën ko jëfe bu baax a baax dañ leen ko jox waaye moom nee na fànn boobu ñoom daal dafa tumuranke seen wet kenn boolewu leen si léegi loolu tax nuy dem. waaw sëñ Sall. da nga may tuuti rek ma dellu si waat fi nga xamante ne kii wax dëgg yàlla foofu la ñu jógee ba egsi fi tey jii nii ndax yëf yi c'est un processus maa ngi koy dégg sànq muy wax ne kii dafa am benn protocole bi nga xamante ne ko signé woon nañ ko gouvernement bi en date de 2010 la woon dëgg la. te boobu noonu yaakaar naa ne kii c'était le SDTS benn syndicat bi fi nekkoon te ba léegi na fi. en 2010 ñoom ñoo jokkoo woon ak gouvernement bi. SDTS mooy SDTS benn syndicat la. syndicat démocratique des travailleurs du secteur agricole. donc syndicat la bi ne foofu noonu ñoom tamit Sintas ñi nga xamante ni kii Samba jiite ko. donc ñoom ñoo jotoon a def liggéey boobu noonu. bañ ko defee y avait le ministre des finances ak de l'économie et des finances d'alors mu amoon tamit le ministère de la fonction publique donc ñi tënkoon benn kayit bi nga xamante ni moom lañu tuddoon protocole d'accord. depuis 2010 la woon ñu déggoo si woon ay points yu bëri. entre temps syndicat boobu noonu SDTS ñi ko ngànkoon ñu bëri dañoo dem retraite donc jotuñoo poursuivre protocole d'accord boobu noonu pour ñu exécuter ko. entre temps li jot a am mooy ñu bëri dem nañu retraite donc protocole d'accord boobu noonu dañ ko jël teg ko ne lay toog di xaar yëngu-yëngu amuloon. ñoom nag si seen jàmbarte ba ñu dellu see ñëw jël protocole d'accord boobu noonu soumettre ko. Au professeur Moussa Baldé mi nga xamante ni ki moom moo yor le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural nekkoon fi nga xamante ni moom moo nekkoon le directeur général de la SODAGRI donc nit la bi nga xamante ni ki xam na secteur agricole xam na ko bu baax a baax ndax moom béykat la te yàgg na see yëngu léegi nag ñoom plan bii ñu indi ne moom mooy seen plateforme revendicative points yi dafa bëri xam nga ñaata point la woon 9 points la woon
si 9 points yi dañoo créer benn comité maa ngi dégg mu koy wax et loolu noonu c'est à l'honneur du ministre ndax yeneen secteurs yi muy tudd yooyu amu fa ministre bi pour apaiser le climat social au niveau du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural dafa woo tous les acteurs ñoom ñii di wax nii tey jii nii waa Sintas woo nañ leen ñu fekkee ko woo waa SDTS ñi nga xamante ni ñoom jotoon nañu def benn protocole d'accord ñu woo leen ñu woo tous les acteurs tous les conseillers techniques le secrétaire général du ministère Pape Malick Ndaw le ministre moom si boppam moom moo ubbi woon les travaux bàyyi ñun ñu àggale ko sur les 9 points sëñ bi xam nga ñaata points nañu réglé on a pu régler 7 points ñaari points nañu d'accord loon xam nga benn bi ñaari points yi lan ak ban la benn bi dañu ne woon nañ leen bàyyi ñoom ñuy gérer tout ce qui est statistique agricole beneen bi ci des mooy le régime indemnitaire sur le point bi nga xam ne dafa concerner les statistiques agricoles ministre bi daf leen ne y a une direction bi tudd DAPSA moom mooy de par la loi moom nañu jox les prérogatives muy gérer les statistiques agricoles et c'est une question très sensible boobu dañu ne nañu ubbi benn comité ñi saytu ko xool nan nañuy mën a def duñ leen ko dénk carrément waaye nañ leen boole impliqué leen en tant que ñoom ay agent ñi mën a di bokk ci biir di def production ak statistiques yi beneen bi ci des mooy régime indemnitaire bi xam nga li ñuy def ñun comité bi jëluñu benn décision ñoom ñoo ñëw tëgg seen plateforme nañu ñun lii nañu bëgg lii nañu bëgg lii nañu bëgg ñu xayma ko bañ ko xaymaa ça fait presque dans l'ordre de 5 milliards 900 millions pour l'ensemble des travailleurs réunis mooy fonctionnaires non fonctionnaires et contractuels bañ ko tënkee ñu soumettre ko comité bi génnewu ci dara gis nga nit ñu ko joxe noonu nañ ko jëlaatee ñoom ñi toogaat ak comité bi xoolaat ko joxaat leen ko ñoom ñu xool lan nañ ci yokk ak lan nañ ciy génne donc c'est leur travail SDTS moo ko def ak Sintas bañ ñu ko jébbalee ñun comité bi nga xamante ne kii Pape Malick Ndaw le secrétaire général moom mooy président bi daf ko jël soumettre ko à l'autorité du ministre xool ne lii kat lu yenu maanaa la te yéene naa ko agent wu ministère de l'agriculture waaye man ministre de l'agriculture de par ma vocation du man maay joxe ay indemnité ni ma mën a def mooy dama koy jël jébbal ko ki nga xamante ni kii moom moo yor gafaka réew mi moom mooy le ministre des finances et du budget jox na ko lettre boobu noonu buy transmettre li ma lay wax nii ko joxoon mais c'est le 7 janvier ban année le 7 janvier année 2020 bii 2021 donc y a de cela presque disons 2 mois dañ ko jël jox ko lettre bi même si c'est un courrier estampillé confidentiel gis nga ministre cër bi mu leen jox moom daf leen ci defal copie wane ni ki kayit bi ngeen ma jébbaloon ba ñu waxtaan ci ba déggoo ci laaluma ci lenn dama ci ànd ak yéen noonu la yëkkatee kayit bi ak régime indemnitaire bi ci bokkoon ak travaux yi ñu defoon 2010 mu dajale yooyu noonu ak plateforme revendicative bi nga xamante ni que ñoom ñoo ko def Sintas mu jébbal yépp son homologue le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo jëlaat même copie bi joxaat ko ki nga xamante ni ki moom mooy le ministre de la fonction publique parce que tey jii nii li ñu warta réere mbir mooy plateforme revendicative xam nga du ministère de l'agriculture nga koy déposer mais da nga koy dem déposer ci fonction publique te ñoom def nañ ko wàccoo nañu ak yoon waaye ñun ji pour le moment ñun foofu nañu mën a yem am na leen nag lu nga xamante ni ki wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi koy def pas plus tard que hier le ministre saisir na son homologue des finances donc am na yenn yi nga xamante ni ki ñoo ngi koy dox ci suuf ndax xam ngeen dëkk bi dafa nekk ci benn situation bi nga xamante dafa xaw a doy waatu ñoom bu ñu yëngalee fii ñeneen yëngal ak yooyu doon tout ça day xaw a doy waar li ma leen di wax mooy ñii samay collègue nañ samay naataango de ñoo nekk foofu noonu li ñuy dund ñun loolu la ñuy dund te régime indemnitaire bii nii ñun dañuy ñaan yàlla mu sotti ak jàmm ndax ñun ci bopp dañ ci bénéficier wu te le professeur Moussa Baldé waxoon na leen ko ne leen man mii syndicaliste la donc su ma yokkul du ma wàññi te d'accord naa yéen ci point yépp li nga xamante ni ki c'était à son niveau 7 points yépp daf ko régler ñaar yi nga xamante ni dépendrul ci moom lim ci mën mooy waxtaan ak ay naataangoom
te ba tey mi ngi waxtaan ak ñoom pas plus tard qu'hier waxtaan na ak son homologue des finances pas plus tard qu'hier waxtaan na ak son homologue de la fonction publique pour pousser dossier bi ah sëñ bi nag wax dëgg yàlla li nga xamante ni ki décision bi mënul jóge si ñun nan nañu mën a def taaxirlu waaye li nga xam jël suñu bâton de pèlerin di ko dox di ci woote di ko woo moom mii nga xamante ni ki wax dëgg yàlla kilifa la si ministère de l'agriculture ndaxte tey jii nii am na wàll bi nga xamante ne moom mu ngi koy joué dafa am déclaration yi nga xamante ne ki man mii su ma ko déggee du ma ko rafetlu parce que su ma déggee ñu naan dañuy brûler les semences langage incendiaire boobu ñun xaaruñu ko si nga xamante ni c'est des acteurs du ministère de l'agriculture semence dafa doon lu nga xamante ni lu sensible la ñun ñoo ciy liggéey waaye nag nous ne sommes pas les principaux bénéficiaires ni les principaux destinataires jiw la bi nga xamante ni ki état Sénégal moo si def ay milliards sécuriser ko dénk leen ko ñoom ñi nga xamante ni ki loolu mooy seen liggéey ñoom fu mu nekk nii ñoom ñooy les gardiens du temple de l'agriculture bu fekkee ñoom nag ñoom ñoo war a jóg ne lu ñu amoon lu ñu bëggoon amuñu ko dañuy taal dañuy lakk ah man boog dama xamatul boog man ñi nga xamante ne ñoom lañu dénk bu fekkee ñoom ñooy am langage bu mel nii man sama xel du dal. voilà man li ma la bëgg laaj avant ma koy jox kaddu gi. waxoon nga ni ñaari ministres yi ñoo ngi gisante mais gisante boobu est-ce que am na loo xam ni filtré na si lu am avancement si wàllu régler problème bi surtout que du côté du ministère des finances bi nga xam ni ñoom ñoo amee gafaga bi. sëñ Sall. am na lenn lu nga xamante ne kii on est entre nous. xam nga situation bii nii ñëpp la bett Samba Gueye mi sama naataango ministère de l'agriculture je suis pas mieux renseigné que lui gis nga tombé waral ay gaaf dafa am lu nga xamante ni ki le ministre professeur Moussa Baldé moom daf si jokkoo woon ak président de la république ba nga xamante ni ki am na lenn lu nga xamante ni ki sensibiliser woon na kilifa réew mi kooku ne yaakaar naa ni ki am na lenn lu nga xamante ni ki war nañ koo mën a def pour les vaillants travailleurs du secteur agricole ba laata ñuy jël décision yi di ko concrétiser far Covid bi ñëw moom li ma lay wax nii moom xam na ko ndax fekkee na ko te toog na en réunion bureau ministre bi ñu wax ko malheureusement tombé waral ay gaaf ñu ne nañu taaxir lu xaar depuis boobu nag ñoo ngi dox ci suuf am na yu bëri yi nga xamante ni ki am na ay avancé gis nga mbirum koppar bi rek moo indi problème mais danga may tuuti rek ma tënkal la yeneen 7 points yi nga xamante ni ci xaaral rek. waaw ba tey demal 7 points yi parce que wax la ko. 7 points yooyu la oui. premier point bi moo doon logistique bi. logistique bi ñoom dañoo jàpp ni ki moyens yu bëri dañ ko concentré woon au niveau du cabinet. logistique mooy lan mooy oto yi pour ñi lay déglu waaw. mooy oto yi wala nu ñuy réfectionner yenn DRDR yeeg yooyu noonu loolu lañ ci doon laaj. maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu amee ngir seen liggéey mën. très bien donc parcours lent boobu noonu pas plus tard que il y a 3 mois ñun ministère ñëpp gis nañ ni ki président de la République dafa jël benn décret bi nga xamante ni dafa interdire acquisition de véhicules à usage administratif ñun pour parer à ces manquements lan la ñu def dañoo dem jëli suñu projet yi nga xamante dañ nekk en fin de projet seen parc automobile bi fa nekkoon mais gis nga yooyu ba mu ñëwee dañ koo jël séddale ko ci gox-goxaan yi nga xamante ne ki ñoom ñoo fa toogal secteur agriculture ñoom nañ ko jox mën naa la citer SDDR bu Saraya mën naa la citer SDDR bu Bignona bëri nañu 8 oto yi nga xam ne dañ koo jël ñu daal di koy joxe foofu noonu. mais foofu oto yi ñan nañ ko jox. mais chef de service yi moom xam na leen. waaw mais man li ma la bëgg laaj mais pourquoi les chefs de service là da ngeen di dafa mel na ni ngeen jëlee les chefs de service yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen structures yi di leen jox oto en temps opportun ak oto yoo xam ne itam na mu war mel la war mel dafa mel na ñi nga xam ne également ñooy kilifa yi nekk ci wàllu mbay mi c'est pas le même traitement d'après ni nga waxee parce que da nga ni am na ay kii yoo xam ni bi ñuy àgg en fin de kii nañ leen jël daal leen jox yooyu pourquoi au début du leen prévoir comme ni ñuy prévoir les autres secteurs. loolu laa lay wax nii agriculture war na mat plus de 5 ans jëndut oto yi ñu yor. mooy oto yi nga xamante ni ki projet agriculture ak programme bi bu demee ba jeex par exemple day def 3 ans. projet bi jeex wala mu def 5 ans projet bi jeex su jeexee dañuy redéployer le parc automobile routier dañ koy jël daal di koy distribuer au niveau déconcentré du ministère de l'agriculture ñan ñoo ci bénéficier wu c'est les agents
moo tax man la Saraya jot na Bignona jot na ñaar ñooñu rek laa tudd mais 8 oto yi nga xamante ni ki ay L200 yi nga xamante ni ki presque yu bees la ñoom nañ ko jox beneen bi si des deuxième point bi c'est la réhabilitation des locaux ñoom dañu posé woon problème boobu noonu gis nañ ni ki commencé nañ ko def beneen point bi mooy situation SDDR bu Ziguinchor SDDR bu Ziguinchor dañoo jàppoon ni ki locaux yi ñu nekkoon dañ leen fa génnee dem dugal fa ñeneen mais problème boobu noonu réglé wu na transfert de patrimoine bu PAFA extension benn programme la woon bi nekkoon à Kolda boobu tamit réglé nañ ko parce que PAFA extension locaux yi ñu yoroon dañ koo jël foofu la ni loger maintenant DRDR bu Kaolack moom mii foofu la nekk beneen bi si des mooy dañoo waxoon ni ki ñoom dañu bëgg directeurs yi au niveau déconcentré ñuy tenir ay réunion de coordination ministre ne leen dinaa jël circulaire wax directeur yépp buñ ko mënee chaque fin du mois na ñuy def réunion de coordination ñuy wax seen service nan nañ koy doxalee ak problème yi ñu mënti am yépp ñi buñ tënkee problème yi ñu daal di koy yóbbu au niveau central moom bu ko jotee mu xam problème yi lii ak lii ak lii la mu mën si indi ay saafara beneen bi si des mooy. ce sont des problèmes réels yooyu. waaw c'est des problèmes réels mais ministre indi na si saafara. parce que jël na lettre circulaire moom jox nañ ko ñoom ils sont destinataires donc jot nañ ko. d'accord ok ensuite. leneen li si des mooy reclassement ak avancement de certains agents dafa am agents yi nga xamante ni ki seen dossier ñoom dañ ko doon déposer directement au niveau de la fonction publique après ñu dem ba amatuñ si benn traçabilité. ministre na leen boo leen xëyee ngeen déposer directement te man yëguma ko. dafay metti pour samay service ñu mën a suivre reclassement ak avancement samay agent li may bëgg mooy léegi da ngeen may listel l'ensemble de ces agents là qui sont concernés ngeen wax ma seen date de dépôt bu boobaa man sama bopp à travers sama service bu ñuy wax bureau des ressources humaines bu ñu ko jëlee dinaa mën a topp dossier par dossier te loolu noonu def na ko ñoom transmettre nañu. waaw mais léegi tënkal parce que daanuy dellusiwaat si yooyu quoi c'est assez long parce que il faut que mu répondre si. waaw dernier point bi. dañ ne woon ni ki ñoom dafa am information yi nga xamante ni bu excès au niveau central balaa ñoom ñu siy jot day fekk mu yéex ñu ne léegi nag nañu utiliser suñu genre mailing groupe bi nga xamante ni ki ñëppay bokk tënk ko si benn groupe mail. xam ne information bi ki nekk Dakar ak ki nekk Saraya ak ki nekk Bignona à l'instant T bu ñu ko fa dugalee ñëpp a koy jotandoo donc 7 points yi ma la limal yëpp réglé nañ ko ñaar nañu déggoowul benn bi ministre daf leen ne am na structure bu koy def mooy DAPSA c'est les enquêtes agricoles waaye nag dinaa leen ubbil bunt ngeen mën a dugg di xam li nekk ci biir beneen bi si des c'est le régime indemnitaire bi nga xamante ni ki ça dépend pas de sa tutelle c'est le ministre des finances qui est compétent le ministre de la fonction publique donc ñaari point yooyu moo nekk point d'achoppement te ministre mi ngi siy dox ay jéego yu am solo. d'accord may fàttali mbokki auditeurs yi nekk topp seen émission waar yu tey jii nuy waxtaani mbirum technicien agricole yi ak ñi nga xam ni voilà technicien agricole yi en gros moo regroupé tout ñi nga xam ne ñoo liggéey si wàllu mbay si seen ñaxtu bi nga xam ni moom nañu nekkee depuis ay jamono te bugg si nu indi leen si ay saafara dégg ngeen léegi li nga xam ne juriste bi nekk si ministère de l'agriculture monsieur Thiané moom la wax nee na lu tolloog juróom-ñeent poñ la woon juróom-ñaar yi tënk nañ ko waaye mu des ñaar yoo xam ni ñaar ñu am solo ndax moom muy wàllu kii bi indemnité bi ak tax xam nga indemnité moom nekk na lu am solo parce que moom toujours moom du ne koppar rek moom kooku moom dafa yëngal gaañ voilà donc may fàttali mbokki auditeurs yi fi ne nekk léegi 19h39 40 minutes moom moo jot du fekkee bëgg ngeen bokk si émission bi lu ngeen bëgg laajte wala contribution mën ngeen woote 88 628 98 98 88 628 98 98 ñu dellu si waat si Samba Gaye bi nga xam ni moom mooy secrétaire général du syndicat bi Samba def naa dégg nga li mu wax ba ñëw na sax si juróom-ñaari poñ yi nga xam ni kooku d'accord woon ngeen si et cetera yow ak li nga ko dégg mu wax loo retenir si lu mu wax surtout du fekkee ne également te mën nga ñëw si juróom-ñaari poñ yi nga xam ne d'accord na si bala ngay agsi si wàllu mbirum indemnité yi également. jërëjëf sëñ Makhtar maître Thiane wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee xam nga bu baax liggéey bi ñu doon def nee nga ñun syndicat yi ñoo ko def waaye du ñun kese yow bokk nga ci en particulier ak DAGE bi. tout à fait ci sous commission bi ñu doon liggéey. ci wàllu indemnité yi. li ma ko bëgg a wax rek ci wàllu juróom-ñaari poñ yooyu mu wax tey benn rek laa la ciy jox firnde
direction régionale de développement rural bu ma jógee tey buy Kaolack ci temps colonial lañ ko tabaxoon waxuma avant indépendance laa wax de kenn réflexionné wu pour muy leer nee na fii benn projet bu ñuy wax Pafa extension foofu la nekkoon tey li may wax ñëpp ñu tegoon keroog ci kuréel Papa ou Pafa. Pafa Voilà. Pafa extension fu mu nekkoon tey benn projet la bu ministère agriculture doon liggéey mu jeex ñi ne foofu lañ ko war a def li may wax nii ñëpp ñu tegoon ci kuréel gi CREF fekkee nañ ko bañ ko waxee dañ ne foofu ministère agriculture sax moomu ko kon ñun mënuñ faa dem kon loolu rek mooy waral na ne. waaw mais lu tax mën leen fa dem du fekkee même du ko moomul nekk na l'essentiel. en tout cas loolu président comité secrétaire général bi CREF ba muy conclure moom loolu la wax man nee naa ko ñun sax ñaanuñu woon loolu li ñu waxoon mooy nañ ñu tabaxal fi ñu nekk parce que foofu ñoo ko moom te foofu tey kenn toju ko kenn tabaxu ko benn projet bu ñuy wax Proval nga xam ne li ñuy wax nii aussi lu leer la benn waaye bu ñu wax ne Younoussa Mballo nekk conseil technique numéro 1 président ministre bi nekk en même temps coordonnateur projet bi loolu rek day wane ne toujours suñu ministère bi ni muy doxee ci niveau interne bi dafa doy waar ndax da ngay nekk benn poste de responsabilité conseil technique numéro 1 ministre bi loolu doyul ci fal ñu ne déeta waaye ñi jox la projet boo xam ne bi 80 milliards la nga nekk coordonnateur national bi ñu ne déeta waay kooku nag moom mooy tànn sax for ñi nga xam ne ñii ni ñoo fay liggéey ca projet ba kooku benn doxalin la boo xam ne bii ni bu ñu ñaaw la. waaw projet bii ngay wax mooy moom moo fay tabax nag ci suñu service ba fu projet bu mën a nekk loolu d'accord nañ ci ndax projet bi ministère bi moo ko moom bâtiment bu moomu ko man moomu ko dafay nekk ëllëg fu ñu fa jógee ñu ne nekk waaye doxalin wi loolu noonu la demee ñoom tabaxuñ fa projet ba moo fay tabax pour moom fu mu nekkal agent am yi mais ñun fañ nekk ci bâtiment boo xam ne bii colonial moo ko tabaxoon te loolu boo demee Guinguinéo amuñu bâtiment seen bâtiment ba tàkk na boo demee fu mel ni Fatick amuñu ko feneen amuñu lan amuñu bâtiment direction boo xam ni service départemental yi ak direction yi yëpp ci temps colonial la. waaw kon loolu muy wanare rek li muy wax ci juróom-ñaari poñ yi d'accordoon ñoom ci 45 départements ñaata région lañu am léegi ak 45 départements léegi yëpp mu ne 8 oto lañ ci joxe yoo xam ne yi ni 8 oto yooyu projet yi liggéeyee nañ ko ba mu jeex na ba presque amortir na ñuy séddale ko projet yi dëgg la ñun ñoo ko ñaaroon loolu d'accord na ci mais doyul ñetteel bi moo di ne mu ngi wax ne ñun dañoo wax ne xaaruñu woon ci ñuy wax ne dañuy taal semence yi mais mbas mi fii bu mu fi duggee daaw nit ñëpp di xalaat dund ak dee médecins yi waxuñ ne dañu fa grève ndax saafaruñ ko pourtant ñun dañoo ne déedéet nañ xaj ci grève bi ñu continuer liggéey ndax xiif mënu da ànd ak feebar bu ñu xiifee feebar dañuy dee léegi nag ñun loolu sentimental boobu lañ nekkatul le médecin bi mën a taxaw seet malade na kii Covid la wala ne damay grève suñ ma saafaraal ma grève mu dee ñun am nañ mën nañu sañ-sañ bu ñoom ñu mën koo saafara bu fekkee ñu yërmande boobu ñu engagement boobu mën nañ bu ko raw ñun te pare nañ ci. waaw mais Samba. non def rek damay wax. parce que réew mi dafa toll foofu. nous sommes des defal naa taal moom dafay ëpp. defal naa dama lay wax rek li nga xam ne lii moo. xoolal loolu moom du ma ci mën a. dama lay tontu. waaw monsieur Guèye def leen nànk. pardon loolu moom du ma si taal bi laay bañ. taal bi moom la laay bañ. taal bi monsieur Thiané xoolal. taal bi laay bañ xam nga sànq dafa la doon déglu da nga koy bàyyi la daa am sa temps de parole. D'accord. bon continuer rapidement. yow xam nga ne dégg nga ne médecins yi ci début Covid bi grève nañ. ñu gérer temps bi. ñu ne leen fay jox leen seen indemnité lépp lu ñu doon yëngal fii fan yii yëpp réglé nañ ko et pourtant ñun fi mu toll nii li yore fii ci Sénégal 70% de la population lay yore lu tax ñun nag ñu gën ñoo delloo gannaaw manqué ñu respect du ñu jox suñu gëdd ba ñu ne suñu yëngatoo ñu ne loolu li ñu wax dafa ëpp non. waaw mais dama lay laaj Samba dama lay laaj. yéen am ngeen tam ay ingénieur agronome ak ñoo xam ne ay directeur ak yéen yi dama lay laaj.
comme ni ñuy joxee directeur fii. wala directeur politique wala leneen rapidement du fekkee ni da nga nekk si poste de nomination automatiquement mu ànd ak oto ak yu demee nag yooyu mais yéen en tant que ay fonctionnaire yu administration bi ngeen non wala bu dépendre leen si administration bi. waaw est-ce que daan leen joxe noonu également les mêmes indemnité wala ni ñuy jàppee gaañ yi daal ak seen oto yëpp yéen itam ingénieur agronomie wala yu demee noonu cadre yi daan leen jàppee noonu si wàllu mbay. xam nga loolu sax boo dégloo maître Thiam tàntu na ci nee na ëpp na juróomi at ministère agriculture jënduñu oto ban département wala ban commune ngay dem Sénégal ci 5 ans yi jënduñu fa oto waxuma la nag indemnité dama ne indemnité ñun mosuñ koo am salaire bi fu mu yem muy salaire de base bu agent état yëpp foofu la ñu yemale et pourtant kenn ku ci nekk soo jëlee sa indemnité ëpp na sa salaire ñaari yoon wala ñetti yoon. indemnité yi. waaw mais li sax indemnité yi boole nu leen si. kooku xanaa loolu war ngeen ko xam yéen. mooy boddi compte gi may wax nii. parce que. lu ngeen am droit la. lu ñu am droit la. waaw mais lu tax boolewul leen si laajte ngeen ko. lu ñu am droit la parce que tout simplement boo jëlee indemnité yi nga xam ne yi moom la ñuy accordé yeneen agent état yi yëpp ay accord la yoo xam ne yii nii dëgg la dañ ko négocier. suivre ko mais ci biir waxam dégg nga ne 10 ans syndicat bi fi nekkoon demoon na ba trouver accord comme toppuñu ko ñu bàyyi ko. kon maanaam Sénégal léegi yow boo waxtaanee ba jubóog nit bañ jubóo ci kàddu fekk topp la ko def njombe kenn du la defal li nga bëgg loolu lañ war a bàyyi loolu moo nekk responsable parce que jàpp naa ne ay góor suñu toogee wax ba signé nga toog yóbbu ko ci ministre bu mu signé yóbbu ci keneen waratoo toll ñu naan la dañ koy toppaat bañ jox ñu ko te kayit googu duggoon na boobaak léegi ëpp na fukki at léegi nag loolu ci circuit boobu ci lañ ñu bëgg a dugalaat fi mu toll nii maanaam nañ toog ministre ba mu ngi koy topp ñi laaj ministre bi tontuwuñu ministre des finances yooyu ci yàbbiwu ci ñu ne nañ toog responsable parce que ñun ay kilifa lañ dëgg la ay kilifa lañ ci réew mi lañ bokk fi lañ juddoo fi lañ yaroo liñ fi am lépp fii lañ ko amee mënuñoo génn réew mi mais réew mi ci boppam bu fekkee joxuñu gëdd joxuñu li nga xam ne moom lañ moom dañuy boddi compter loolu jàpp naa ne du réew moo xam ne bii nii réew mu mën a jëm kanam la. waaye léegi si wàllu statistique waxoon nga tuuti si wàllu indemnité mais statistique yi ñu doon wax naka la demee parce que kooku dañuy dab saa moo ko war amee normalement yéen lu tax ngeen bugg si dugal loxo ban lu ngeen si gis ba bugg si. xam nga sëñ Makhtar ñun ay texte ci la ñuy dox muy arrêté ministériel buy créer direction nationale d'analyse et de prévision statistique mu nekk benn direction nationale ci ministère agriculture am direction de l'agriculture mu nekk beneen direction nationale am direction des BRLA bassin de rétention mu nekk direction nationale am direction horticulture mu nekk direction nationale ci biir direction yooyu dañoo créer direction régionale yi même arrêté ministériel temps Robert Sagna ci la ñuy dox ci arrêté ministériel boobu dafa am lu ñuy wax chef de division d'analyse et de prévision statistique nekk ci DRDR yi naataangoom nekk ci direction nationale bi kooku tey moo war a doxal lépp lu war a tax ci statistique agricole ci arrêté ministériel bu ñu signé en même temps signéel ko direction nationale bi signéel ko direction régionale bi léegi nag direction nationale bi suy def statistique agricole boobu day seppi ki nga xam ne mooy chef de division bi nga xam ne moo nekk direction DRDR ba direction régionale ba teg ko fële dem ca département ba na benn superviseur la fay jël ñaare wala benn après li ci dem mu recruter ay encadreurs statistiques yi li ñuy li muy doxee waru koo doxee parce que dañoo jalgati texte yi nga xam ne moo ñu tënk. maanaam direction nationale bi kenn boole si loolu nga bëgg wax. maanaam direction régionale. régionale bi kenn boole ko ci te texte bi. waaw loolu est-ce que du fekkee moom dafa ñëw au niveau départemental am ñu mu yebal nu xool liggéey boobu ñuy def da nga ko xeeb. maanaam xam nga direction nationale bi amut relation ak direction service département
chef du département bi chef am mu ngi ci direction nationale mu ngi ci direction régionale. régional waaw. direction régionale boobu noonu dafa am chef de division statistique agricole am ca chef du département mu am chef bureau statistique agricole nga xam ne moom ci normalement ci division régionale bi ci la dépendre. kon léegi statistique bi bu jógee ko ca kaw ci direction nationale bi dafa war a jaar ci direction régionale bi mu superviser mu jaar ca mu contrôler mu jaar ca direction service départemental bi mu suivre enquêteurs yooyu nag léegi bu njëkk ba lu tax ñu ne nañ gaawantu Tamba ngeen def rapidement. li tax ñu ne dañ koy nangu léegi bu njëkk ba dañoo amu doon ay agent yu doy yoo xam ne yii nii dañ mën a topp mbay mi ay paay yoo xam ne ñoo màggal lañ mënuñu def terrain bi ñoo fa nekkoon te bëriwuñu woon ñu ne nañ jël enquêteur mais texte yi waxul loolu enquêteurs yooyu nag li ñu leen ji jëlee te fu ñu toll nii ndaw yi nekk ci service département yi moom dañ leen former pour ñu def loolu mooy seen mission dañ ko war a def ki nekk ci région bi superviser leen xam li statistique bi nu muy demee bu ko defee ñu remonté ko dem ci national bi noonu lay doxee ci division direction agriculture bi ngay dégg noonu lay doxee ci direction horticulture bi ngay dégg noonu la war a doxee ci direction DEBRALA bi ngay dégg même su fekkee direction DEBRALA daanaka moo direction analyse prévision statistique ñoo bokk doxalin parce que moom itam day jéggi région bi dem directement ci population wala ci département bi. oui mais léegi waaw léegi kon loolu. oui rapidement maanaam tënkuwut ci texte yi waxul loolu dañ ko ne ministre bi laajuñu dañoo wax ne texte yi nga xam ne yii da nga ko fa fekk Robert Sagna moo ko signé woon. su fekkee yow changé wu la ko indi beneen arrêté texte yooyu nga war a topp. waaw après. léegi nag mu ne xawma dana seet parce que kële moo am prérogative mais ñun laaju dara dañ ne dañ topp texte yi. arrêté ministériel bi nga xam ne moom la fi fekkoon bu fekkee modifié wut ko defaat beneen arrêté ministériel ni direction yi de doxee noonu la war a dox. waaw bu fekkee texte yooyu topp na ko loolu ban incidence la mën am si statistique yi ñuy joxe en terme de production. wala yu demee noonu bismillah li mu mën a am moo di ne. dañuy def statistique agricole yow nga nekk chef de division projet ñëw ci région bi su ñëwee ci région bi ku muy njëkk a dajeet yow la war a laaj nga wax ko statistique yi ni muy demee te yow xamoo si dara xam nga ndax tëb na ñaareel mooy statistique agricole bi ko koy def ci niveau département ba enquêteur ba formation demul noonu wala formé wuñ ko tax dañ ko recruter nii rek kon kooku nu muy koy doxalee tey na xel te pourtant am na agent bu ko mën a def ci département bu doyul ñu jël ci agent yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi dolli ko pour mu def ñu ne loolu lañ xalaat ñu nga xam ne léegi statistique agricole war na mën a romb département parce que fi mu toll nii bu ñuy jox ci statistique agricole ci département ba lañ ko yemal mais projet yi ñoom lu ñuy laaj dañuy wax ne nañ dem ba ca commune ba ñu xam statistique commune bi nu mu toll parce que zone d'intervention projet ñaare du laal commune département yu benn commune lay wala ñaari commune kon statistique yooyu war nañ leen a pousser ba mu mën a yegg foofu kon loolu lañ bëgg ñun ñu doxalee ko te mu doxalee ko ci wàllu xam-xam doxalee ko ci wàllu technique doxalee ko ci wàllu respecter texte yi mu jaar fi mu war a jaar fu nekk xam fi nga ko war a xamee mais waruñoo xaar Dakar direction nationale ba balancer ñu ay chiffres nañu statistique agricole région de Kaolack temps la. fekk yéen kooku fekk te yow sa chef de division bi nga xam ne moo nekk ci sa région bi. ba supervisé wut ko contrôlé wut ko validé wut. voilà merci léegi ñu dellu si yow monsieur Thiam def naa par rapport ak li nga dégg mu wax si statistique et également sànq bi ñuy waxtaan un peu si régime indemnitaire yi lan ngay tontu si loolu rapidement. waaw da nga may tuuti rek. non dañu lay may mais seulement nga gérer wala temps quoi. dinaa ko tënk parce que bon détails yi moom. non du ma dugg si détails yi. voilà mi ngi noonu mais merci am na lenn lu nga xamante ne kii du ma ko rafetlu. parce que moom tey jii nii c'est un travailleur du secteur de l'agriculture te ñun dañoo jàppoon ne ki wax dëgg yàlla suñu demee ba décider ne ñun suñuy projet dootuñu seetaan ñi dem jëli ay nit feneen ñu walli yaan ñu ñëw di leen koy dénk alors que les agents yi nekk ci ministère agriculture ils ont la compétence te am nañu expérience bi mu lañu ko war a dénk sànq cité na l'honorable CT1. mais doo wax les agents ñan nga wax les agents c'est-à-dire moom laa lay wax par exemple oui, sànq wax na ni ki le CT1 quel niveau parce que moom il remet un peu leurs compétences loolu laa lay wax en ni cause mais mënu ko gis nga ki may wax bon quel niveau nañu am ak yu dem ils sont formés gis nga c'est un ingénieur agronome oui spécialisé en hydraulique rurale. Ce doyen-là est le plus ancien aujourd'hui presque ci ministère de l'agriculture des na xam nga ñaata
il a fait plus de 30 ans de carrière. nommé nañ ko CT1. mais ñun ñoo décidé woon ne suñuy projet ministère de l'agriculture parce que bu njëkk ba la moo doon am suñu lancé projet yi ñeneen ñoo doon jóge feneen ñëw di ko piloté. c'est-à-dire bitim réew. déedéet si yeneen corps yi. ah yeneen corps yi administratif ñu bàyyi ñi nga xam mu doon créer ay frustration. Voilà. donc point boobu noonu le ministre professeur Moussa Baldé il en a fait un point d'honneur ne man projet bépp bi nga xamante ne man maay signé arrêté bi dootu ma nangooti keneen du jóge feneen ma bàyyi ñi nga xamante ni ce sont mes agents. Est-ce que ces agents-là am nañ. mais ñu ngi leen di jox. ils ont les compétences là. ils ont les compétences nee la kii il est de la hiérarchie A. mais pourquoi bu njëkk ba ñu ko doon jox ñeneen c'est que parce que les compétences ça manque. appel à candidature la. ah bon d'accord appel à candidature la c'était normal. mais ñoom bokk nañ si lu ñuy wax mooy nañu valoriser les compétences à l'interne. tey jii nii ma jël Piezane xam nga bëgguma personnaliser débat bi autour de l'honorable ni nga koy waxee CT1 mais boo jëlee ni nga koy waxee le Piezane mais y a un conseil technique bi nekk foofu noonu. le Piezane c'est quoi mooy lan. le Piezane benn projet la bi nga xamante ni moom mooy yëngu si tout ce qui est ni nga koy waxatee affaire horticulture mais dans la zone des Niayes. mooy Piezane bi def na léegi presque 2 à 3 mois. liggéeyam lan la exactement. mais affaire horticulture la. moom moo ma gën a maîtriser man juriste la. waaw allez-y oui. donc kooku noonu benn conseil technique nañ ko jox donc gis nañ ni côté boobu noonu ñu ngi valoriser def promotion à l'interne. compétence yi nekk foofu noonu donc loolu noonu vraiment warul nekk di tirer ci kaw. mais sànq mi ngi doon wax est-ce que le conseil technique a le temps de s'occuper de tout cela. il y a pas autre un autre là. nga conseil technique yi. man mii di wax ak yow conseil technique là. oui def naa fa tey 7 ans. conseil technique yi on est plus d'une dizaine. on est plus d'une dizaine. te kii li ñu ko dénk nee naa la il est spécialisé en hydraulique rurale. mais Proval presque si loolu lay yëngu. moo tax ñu dénk ko xam nga lu nekk da nga koy jox ki ka jàngi woon. man loolu laa gëm. ñëw na di wax ni ki oto yi ñu leen jox dañ leen amortir ak yoroon tout ça nee naa la agriculture depuis 5 ans jëndul oto. ministère boobu rek laa la jox yenn ministères yi c'est la même chose xam nga lu tax. gouvernement du Sénégal moo ne kenn dootul jëndati oto. balaa mu koy wax sax parce que loolu décret boobu noonu daaw la ça date de 2020 mais dafa ne léegi structure administrative yépp kenn moo leen di jëndal oto di ko distribuer xam nga kan la c'est la DMTA. bi bokk ministère des finances mooy direction du matériel et du transit administratif ñun mënuñu xëy jël koppar di ko bind parce que sax am nekkul sax suñu budget bu ligne boobu noonu. leneen li ci des mooy mais lu tax avant kenn boolewul leen si ay affaire oto yu ñuy joxe comme. oto yi ñoo ce sont des agents administratifs comme les autres. ay ingénieurs des trucs comme ça bu ñu jaawale oto yi. oto yi ñu ngi koy jot mais dama leen du ñun ñooy suñu coobare ñi daal di dem jëndi dama leen DMTA. moom mooy jënd pour tous les ministères réunis. oui mais kooku léegi la mais avant laa doon wax quoi avant. pourquoi on les plaçait pas au même niveau catégorie. non daan nañu jënd mais oto yooyu noonu màgget nañu. suñu projet yi nga xamante ni ñoom ñoo jënd ay oto yi muy wax nii. je te jure que c'est pas des voitures yi nga xamante ne ay pousse mu tàq la. moom gis na oto yooyu noonu. yu baax la daal oto yu baax la. waaw mais ñun nag dañu bëggoon di bees tàq yi ngeen di génne di ko jox gars yi. di leen dogal noonu parce que Sénégal jox nomee da ngay oui la ñëpp dal rek ñu calmé wu rek. fa nañu jëmi ndax kii nga xamante moom lañu dénk tey li nga xam ne la politique agricole bu Sénégal professeur Moussa Baldé si loolu la nekk. il veut apaiser tranquilliser le secteur social au niveau du ministère. bon on continue yu bëri. beneen bi si des mooy régime indemnitaire bi muy wax nee na depuis 2012 bind nañu signé nañu. kon dañoo waroon ñëw rek daal di doxal dëgg la waaye tey bu tardé sëñ bi dëgg lu baax li ma lay wax. bu tardé wul ci ministère de l'agriculture tardé wul ci ministère des finances. tardé wul ci ministère de la fonction publique xam nga ci kan la tardé ci syndicat yi la tardé. je vais te faire une révélation en 2010. ba ñu tënkee ba xayma ne lii war na mën a nekk ba gouvernement bi joxe accord am dëgg lu baax li ma lay wax gouvernement bi d'accord ci ay points. ne leen lii war na mën a nekk parce que indemnité yi ñuy wax dañuy indemnité foog ñu dellu ci indemnité benn par benn nga xam ko. rapidement. indemnité de logement la. indemnité de prise en charge agricole. indemnité de risque. indemnité de responsabilité particulière. 4 indemnités yi nañu retenir. ñu ne leen en son temps en 2010 mën na nekk. la moo tax man ci ñoom la tardé. gouvernement am dafa leen ne comme yéen a maîtriser seen secteur yéen a xam. ñaata fonctionnaire ñoo fa nekk ñaata agent non fonctionnaire ak ñaata contractuel comme incidence financière la dem leen ngeen xoolal ñu ñaata lay coûter ci budget wu état bi donc loolu lañ travail boobu nañ leen sas. syndicat yi nañ ko wax. SDTS en son temps li ma lay wax lu am. mais te moom mi xam na ko. xaaral ma tënk rek. bañ leen ko waxee en 2010 ñun kat nañu réunir 2020
décembre 2020 commission boobu muy wax nii man maa ko jiite woon man maa fa nekkoon jiite ko avec le DAGE Mamadou Lamine Diouf ak SDTS ak Sintas travail boobu noonu ñoom c'est à leur mérite parce que man gëm naa ni ki ñoom bu fekkoon nañu 2010 kon tey question bi dépassé woon nañ ko SDTS moo ko jëloon en charge ñi laaj leen incidence financière bi ñu toog jël seen temps ba 2020 comité bi ministre moo ñu ne damaa bëgg ngeen régler régime indemnitaire bi ngeen stabiliser ko. mais lu tax ñoom jotuñu ko def temps boobu yëpp. ah moom mën na see tontu man daal li ma mën a wax te du deñ li ma wax te mu te du deñ incidence financière bi 2010 bañ leen ko laajee le comité s'est réuni en 2020 10 ans après te comité boobu man maa ko jiite Samba Gueye mi ngi fa woon avec ses collaborateurs au nombre de 4 waa SDTS ñi ngi fa woon convoqué woon nañ leen ak le DAGE ñun ñoo fa nekkoon ma ñëw si beneen. waaw mais lu tax gouvernement bi tam parce que sam attendez bon d'accord yow yaa ngi wax nii ñoom ñoo toog 10 ans yëngatuwul mais gouvernement tam am na rôle boo xam ni pour la bonne marche du pays surtout en matière agricole. ñu def ko le moteur de la croissance du fekkee gis na affaire yoo xam ne dafa war jëmale kanam réew mi te affaire boobu am na fu mu bloqué mu woote ni bon li leen santoon fu mu jëm. li ngay wax nii lu mën a ne la. mais gis nga gouvernement day xaw a prudent ak syndicaliste yi xam nga lu tax bu xëyee rek si coobaram rek mu tënk lu muy tënk rek daal def lu muy def rek te ànd seeg syndicat yi wala ñoom initiative bi jógewul si ñoom ëllëg mën nañoo ñëw ñu reproché leen lii ngeen def nii santu ngi leen ko wala bëggeewuñu ko woon nii loolu moo taxoon ñi tënk ay point jël li jox leen ko ne dem leen ngeen xayma ngeen dellu si ngeen tënk seen bëgg-bëgg yépp ngeen indil ñu ko. waaw daan laaj après loolu moo am ñoom waaw rapidement si boobu noonu. leneen li si des mooy statistiques yi muy wax nii. gis nga il ne faut pas dire que la forêt qui t'a donné asile n'est que petit bois man bëgguma tey dafa am beneen façon bu nga xam ne ñun noonu la ñu war a di laajee munoo ne ñun liñ ñu dénk niñ koy doxalee baaxut ba pare nga ne nag ma yokkal yenn wul maanaa gis nga dab saa. gis nga mais ñoom li wax na leen ko yokkul de régime indemnitaire loo xam dañ ko war bénéficier de droits comme les autres mais kooku même du fekkee par exemple doxul là mais quand même li nga xam ne mooy yoon. attendez statistique agricole yi amul benn problème. non attendez dama bëgg mu leer rek. waaw statistique agricole yi kenn mënu ko contester Sénégal parce que du ñun ñooy toog rek tënk rek bind rek ne statistique agricole yi voilà spéculation bi. mais gars yi koy contester. à chaque fois chaque année agricole da ngay dégg ñu koy contester. loolu fépp la fépp dañu koy contester. fépp fan. mais loolu fépp la dama ne. c'est-à-dire fépp mooy lan non bul di wax affaire tous les pays du monde non man li ma bëgg mooy nga daal ni chez nous. bon la perfection totale amul d'accord mais nga ni waaye mais bu def comparaison parce que statistique fiable la moo tax ma di la ko wax. gis nga DAPSA buy collecté ay statistiques am au niveau DER mooy au niveau région y a des divisions statistiques ñooñu dañ leen di impliqué si liggéey bi ñooñu gëm naa ni ki balaa ñoo def dara si suuf si SDDR lay jóge au niveau départemental mu yéeg au niveau régional jóge régional doog a yow au niveau central DAPSA collecté ko balaa mu koy publier dafa am ay organismes yi nga xamante ni ki tey jii nii au niveau sous-régional y a le SILS mais ñooñu y a la FAO mais ñooñu tamit am nañ yeneen pexe yi nga xamante ni ñoom it dañuy dem au niveau de la base collecter ñoom it seeni données ñu doog a def la confrontation des chiffres ba mu leer naa ngi doog ko publier loolu moo tax. mais man benn non j'ai compris li nga wax benn organisme bu sérieux que ça soit la SILS que ça soit ni nga koy la FAO ñuy toog di contester ñoom nag li ñu wax. ministre bañu ko nee na leen statistiques yi. duma ko génnee DAPSA mën leen koy dénk yéen parce que yéen syndicat ngeen li ma mën mooy en tant que travailleur du secteur de l'agriculture mën naa leen jël dugal leen dans le mécanisme de collecte des statistiques parce que sëñ bi nañu waxante dëgg. non statistique c'est très sérieux. oui c'est très donc mënuñu ko jël di ko jox ab syndicat mu di ko gérer. te ñoom loolu la ñuy laaj. parce que les syndicats ne sont pas sérieux. déedéet waxuma loolu de parce que tey jii la duñ ko jox déedéet bàyyi ma daaneel rek bàyyi ma daaneel. bàyyi ko dañ ñëw ñoom tey ñi ngi menacé naan dañuy brûler les semences tey bu leen joxoon statistiques yi ñu di ko collecté ñu dem ba ci biir ñu ne ñun dañoo bëgg ñu yokkal ñu dañuy téye statistiques yi dootuñu ko dañ wala duñ ko collecté. comme ni santé di def comme ni santé di def comme ni santé di def wala feneen ak feneen loolu moo tax ministre. bon j'ai posé une question du ma ko jox syndicat waaye dinaa jël les agents yi nga xamante ne kii. dañ koo jàng. ce sont des agents assermentés. DAPSA te dañoo mën liggéey bi. xarañ ci ndax loolu nañu jàng ñu jël leen impliqué leen dans le travail waaye nag il est hors de question le ministre loolu la leen wax. il est hors de question may jël une question aussi stratégique. di ko jox syndicat aussi sensible
que des statistiques ma koy dénk à un syndicat loolu c'est une bon aberration. voilà léegi non attendez un peu léegi benn parenthèse bu ndaw laay bi avant ma koy jox parole bi bon gis nañu tout dernièrement amoon na suñu benn invité bi fi ñëwoon semaine bi en matière agricole certain Alpha Diallo et cetera mi ngi yëngu si agro-industrie bu Touba huilier la mais moom mi ngi doon wane ni que am na document yi mu génnoon wane que les Américains dañu wane ni bien que yéen a ngi wax yéen statistiques yi nii la mel dañu wane ni que puisque Sénégal dañu ni ñoo ngi am cette année ci en matière arachidière une production 2 826 000 tonnes et cetera ni ñoom chiffres yi nga xam ne ministère de l'agriculture bu Sénégal moom la leen jox kooku ñoo ngi wane ni 1 400 000 lañu bokk lañu am. xam nga statistique dafa doon lenn lu nga xamante ne ki boo demee au ministère de l'agriculture ay ingénieurs ñoo nekk au niveau de la DAPSA dañoo xarañ ci li nga xamante ne ki loolu mooy tout ce qui est collecte de données statistiques agricoles xam nga tax wax la loolu. ANSD mi ngi fi mais ñoom ñi ngi ci ay démographie ak ay kii économique ak yooyu ñoom loolu la ñuy def bu fekkee ne ki agriculture. dafa am lenn lu nga xamante ne ki caaxaanewu ko mooy wàllu semence ak wàllu statistique loolu noonu nag li ma la wax sëñ bi nee naa la ku mu neex mën na taxaw mu contester des chiffres man li ma gëmut mooy nga am une direction qui a plus des décennies d'existence avec un personnel qualifié et reconnu des ingénieurs agronomes des économistes des statisticiens ki ko jiite docteur Mendy mais professeur la à l'université statisticien la. ñoom Ndiobou Diène ñoo fa nekkoon. ñoom Ndiobou Diène ñoo fa nekkoon de grands cadres également. de très grands cadres donc tey jii moo tax man la. la femme là également madame. waaw d'accord na liggéeyate SG. Maïmouna. waaw donc li ma mën a wax mooy. ñoom du seen cër. ñuy taxaw di contester ay statistiques ba mu leen jaral ñoom ñu naan. nañ leen jël statistique agriculture yi ñu dénk leen ko ñoom c'est pas leur rôle. bon te loolu ministère du si mës a ànd li ñu ànd mooy li ñu ànd mooy ñoom am nañu xarañte bi te am nañu jàng bi ministre wóolu na leen am na yaakaar ci ñoom ndax bu leen ko dénkee mën nañ ko def danañ leen jël dugal leen dans le dispositif qui est déjà là. on a compris ñi ñëw ñu dogaleel ko waaye duñ ko jël di leen koy dénk ñoom ndax c'est une question très sensible ëllëg bu ñu amee leen ay ñaxtoog yooyu tout ça dañuy téye collecte téye ko di si toog. d'accord ok ki nga xamante ni ki dara xewagul mi ngi naan damay lakk ak damay taal semence ak yooyu nga xamante ni ki. waaw d'accord c'est destiné à plus de 70% de la population sénégalaise. non moom ñu ko sax duñ ko lakk bon ñu dee sax lakk bi moom dama ci. waaw déedéet waaye itam waaw loolu. monsieur Thiané bàyyi Samba defal nànk bon kii nu ñëw si problème boobu effectivement il pose un problème très important moom waa sax xam ne du ngeen lakk parce que bon lakk moom du kuy lakk da ngay lakk sa alal waaw dañ ko war a wax sax nu ñëw kuy non waaw ba tey kuy lakk sax da ngay lakk sa alal xaw ma léegi lakk xew xaw ma man ñaa ngi may woo fu ne bon Samba Gueye tamit ingénieur agronomie ñoom ñi dénk leen suñuy jiw ba pare ñeneen ñoom dañ koy non dañuy kii rek dañuy saboté waaw dañuy saboté non xam naa seen yaram a tànk rek waaye bu ñu waxtaanee danañ jubóo voilà très bien xam na ni ki porte ministère waaw même temps baa ngay dem non waaw même léegi mooy fat ñu bëgg auditeurs yi ministre xaritam la te saa yu ko neexee mën na ko gis moom voilà waaw bu nañ waxtaan te jubóo rek juróom-ñetti waxtu teg na juróom-ñetti simili mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali téléphone bi 88 628 98 98 gars yi nag ñoom seen yaram dan tàng xaw ma nag ndagam sax yéen daan leen may tey ngeen dugg waaw bon waaw Samba defal naa bon voilà am na ay points yu mu soulevé en matière statistique mais Samba dama lay laaj waaw yéen da ngeen di taxaw di wax da ngeen di lakk jiw ñun ñuy wax jiw bu bees renouvelé xaw ma lan ngeen di lakk jiw fu ngeen teg loolu. wala da ngeen di xumbal rek. balaa may wax ci jiw bi d'abord. amul ko mi nga dellu gannaaw mais nga temps bi bare tunan nga jëm résumé quoi. xam nga maître Thiam dafay def affaire juriste bëgg a détourner débat bi. ah bon syndicat mosul wax ne dafay jël statistique agricole parce que le rôle du syndicat c'est pas de faire des statistiques agricoles que ça soit clair. waaw rapidement et j'ai fait une note technique écrite signée. partagé boo xam ne bi dañ ko séddoo ci comité bi wax liñ bëgg ñi def ko ñi liir ko ci kanam ñëpp ñu leer ci note boobu noonu yow am nga ko képp ku nekk ci membre bi comité bi. am na note boobu lan moo si nekk note boobu la ñu wax mosuñoo wax ne syndicat bi dafa bëgg statistique agricole daf koo bëgg a jël parce que syndicat rôle am du loolu. waaw ensuite. parce que note technique bi am nga mu ngi bëgg a détourner débat bi. waaw note technique bi yooyu itam amatul temps note technique bi lu si nekk oui. statistique agricole texte yi daf ñu may ñun ñu def ko en tant que agent de l'État loolu la ñu texte yi may
li taxoon ñu jëlee ay enquêteurs da leen ko jox booba effectif bi dafa doyul léegi ne effectif bi doy na dañuy jël suñu jëf di ko def ni ñu ko war a defee loolu la statistique te du Moussa Baldé en tant que personne moo ñu ko war a impliqué mais Moussa Baldé bu fekkee changé wut arrêté ministériel bi mu fekk daf ko war a respecté loolu la teg si wax loolu lañ bind see note teg di ko jox ko mais syndicat mosul wax ne dafa bëgg a jël statistique agricole. on progresse oui. ñaareel bi moo di ne nem ne suñu liñ dëkk ñëwoon ci këyit ga jébbal ko ministère finance nga xam ne SDTN moo ko defoon toppuñ ko xëy na moom daf koo fekkewul mais ministre bi fi nekkoon Papa Ablaye Seck 2016 désigné na benn comité ñi toog ñun ak SDT ak syndicat agriculture yëpp ñu teg direction agriculture booba li may wax actuel directeur de l' agriculture xam na ko moo ko fekkee woon moo présidé woon réunion bi ñu toog SDT wax ne suñu document bi nañ ko génne joxuñu ko parce que ñun ñu ngi koy laaj boobu ba léegi état teg ci loxoom nangu koo génne. ren bi ñu demee bon ñoom produit woon noonu document bi ba jox ko. ñoom ñoo ko dencoon. waaw d' accord ñoom ñoo dencoon document bi ñun nag bu ñu xamee ne ñun nekkuñ ci laaj kese dañuy grève te dañuy yàq ñu ne kon nañ teg comité bi nañ jëli comité nañ jëli kii bi xamoon nañ fu mu nekk depuis 10 ans boobu léegi ñu ngi ko denc. ñaareel bi moo di ne échantillon yi ñuy wax buñ ko lakkul buñ ko defee buñ ko dencee foofu tamit grève mu saxe lakk ak saxe yëpp yàqu la échantillon semence du fi am buñ grève pour muy leer. waaw mais mu saxe waaw bàyyi ko non pardon mën nañ ko def parce que tout simplement bu fekkee ne en tant que wax naa la ko léegi enseignant bi def na rétention note. waaye tojul tableau. waaw bàyyi ko rek tojul tableau bi nga dëbbul cré bi. waaw bàyyi ko mu agréé def na rétention note ñu jox ko indemnité médecin bi wax na ne man damay grève Covid am na ak leneen am na malade am na du ma kii ñu réglal ko mbiram te pourtant boobu moo gën a sensible. ñun ñu ne duñ dem grève parce que Covid bi am na fi daaw nañ dem agriculture liggéey ba lu bu sottee ñu seet nañ ko ñu ne kon nañ bàyyi continuer kon nag léegi li ñu mën a d' accord moo di ne li ñu mën a d' accord moo di ne. bàyyi noonu bàyyi continuer. gis nga réew mi dafa toll foo xam ne léegi bu ngeen waxtaanee ci njëkk ak teraanga ci ay kilifa toog signé waratuñoo toog ba nit ñi di dem grève. yàqu-yàqu di ci am ñu ne diw wax na loo xam ne lii nii xee la mu wax parce que seetul cause ba la ko def dama ne li fi nekk dafa ëpp kooku ngay wax ne CT1 la mosuma gis un CT1 nekk coordonnateur de projet ak leneen du moom dong moo cumulé. mais benn texte interdire ko. déglu rek non attends waaw moom la waaw mais. déglu rek nag question yu mën a posé moom ngay posé. moom kese dama ne. waaw mais non waaw monsieur Thiané dafa naan bëgguma ñuy toog di attaqué ay nit. non kenn attaqué wu kenn fonk leur boulot. Samba bul Samba attaqué defal naan agriculture non attendez waaw attendez négg leen. bëgguma mu personnalisé. waaw monsieur Thiané parce que ki wax noonu noonu. waaw monsieur Thiané non déglul non yow yaa ko bëgg personnalisé non monsieur Thiané déglul xoolal da nga koy may mu àggale personnalisé bu mu attaqué personnellement. non du moom kese dama ne du moom kese. clan yi dafa bëri ci ministère waaw bul fi tudd ay tur xoolal Samba. parle de bul tudd ay tur duñ si sotti heure bi mu ngi jeex. léegi répondre directement à la question. dama ne clan yi dafa bëri ci ministère bi. ñi nga am compétence jàng ko taxul ñu jox la responsabilité foofu ci ministère bi. loolu dañ koy naqarlu dañoo war a teg mbir yi ci yoon. ñaareel bi moo di ne lépp luñ fi laaj fii laajuñ ko ci suñ coobare. ndaxte gerte gi ñuy jaay bitim réew ak légume bi ak jiwu wi suñ ci jëloon dërëm bu nekk téeméer bu nekk ñu jël ci juróomi dërëm réglé na suñu problème loolu wax nañ ko ci kayit gi joxe ko kenn saafara ko xam nga jafe-jafe yi lu nekk ci ministère bi moo di ne il faut nga nekk ci benn clan boo xam ne bii ñun ñëpp dañ la cay jox cër wala nekkoo ci boo critiqué ñu ne non on le met à l'écart loolu moo doon yoon ñaareel bi moo di ne lépp lu ñuy kaas fii kaasuñ ko pour dañoo bëgg nit ñi gis ñu wala dañoo bëgg leneen kaasuñ ko pour contre ministre Moussa Baldé parce que Moussa Baldé fii la fekk syndicat bi Pape Ablaye Seck fekk nañu fii doxalu laaj nañ ko kayit googu ay ati at joxuñu ko il a fallu ko ñu dem grève ba mbir mi toll nii te bu ñu demee grève nag lakk ak ñàkk lakk yëpp semence du fi am ñetteel bi moo di ne semence moo ci gën a tuuti vallée du fleuve
xam nga barki démb wax nañ ne 10 000 hectares directeur général bi confirmé na ko 10 000 hectares yàqu na te la ko yàq yëpp ñàkk suivi fi nga xam ne niche de reproduction yi maanaam fii picc yi du juddee wala sax yeeg yu yëpp DPV am seen jumtukaay ñu am ay indemnité ñooñu aussi seen jafe-jafe dafa ëpp kenn saafaroo ko da ngay gis koo xam ne sax danay def mission 15 jours ñu naan ko 10 jours lañ lay fay wala leneen donc loolu dañ ne na fi jógee ñetteel bi moo di ne projet ak programme yi nekk ci ministère bi Agri Jeunes nag dañuy wax 10 000 hectares 10 000 emploi lay créé jeunes yi la fi mais Agri Jeunes boobu boo gisee ñoo fi mu toll nii bu fekkee ne ñun agents yi bokkuñ ci Agri Jeunes du dox parce que agriculture bi ñu wax ne moom day créer emploi te agents yi xam ne motivé wuñ mun dox. Agri Jeunes boobu lan mooy liggéeyam exactement. benn projet bu bees la. nee na ci ndaw projet bi fu mu jógee bu ministère agriculture. waaw bu ministère agriculture. nee na ci ndaw yi la jublu. pour mën a indi xëy. pour jox leen liggéeyukaay pour ñu bay. loolu baax la loolu nag lu baax la. mais dafay fekk na nga am service bu ko topp. waaw am agent yu ko topp. am aussi motivation. waaw am aussi ñi nga xam ne ñi ñoo nekk ci ci projet bi ñu am compétence pour def ko. compétence boobu nag aussi waru mën a génn ci agent ministère yi. agent ministère yi ci boppam ñoo ko war a mën a exécuter ñu xam ne lii ñuy def nii seen motivation ci la bokk parce que statistique agricole yi moom li mu fàttee wax enquêteurs yi ñuy fay ay millions ay milliards lañ leen di fay ñun suñ ko defee du ñu fay dara parce que suñu rôle la kon loolu état bi daf ci économiser xaalis parce que wax nañ ko ci note technique bi ñu jox ministre bi kon xam nga waxuñ ne dañuy def ñun en tant que syndicat pour nangu statistique agricole mais dañ ko wan na ko statistique agricole yi soo ñu ko dénkee milliards yi ngay dépensé di jël ay enquêteurs di say fay ñeneen ñi koy dépensé mën na ko dugal ci feneen foo xam ne fii ni ci ministère bi pour moo gën a mën a dox te ñu koy def mën nañ. waaw mais dama lay laaj benn question rapidement nga répondre bu gaaw yaa ngi wax ni statistique agricole yi ñuy jox ñeneen ñoo xam ne feneen ñuy jóge et cetera mais lu tax ñu koy jox ñeneen man ñeneen ñooñu dama yaakaaroon dañu ñëw rek xëy na xool nii wala yu demee noonu mais kooku na nga gisee kii boobu la. waaw xam nga li ko indi di leen fay ay milliards comme ni nga ko waxee. pourquoi ça li indi loolu moo di ne. rapidement dafa toogoon agriculture dafa toogoon ay at yoo xam ne recruté wuñ. amul agent et puis amul. chef de service départemental benn paa moo fay nekk. yoro benn oto. wala ña fa nekk ñëpp presque mënatuñoo yëkki moto. ñu ne lii mënut sotti. ñu yokk ñeneen statistique agricole mënta ñàkk bu njëkk ñoom ñoo ko daan def mais dem nañ ba ñoom màgg nañ. recruté wuñ amatul matériel amatul. ñu ne nañ jël ay ndaw former leen sur le tas formation sur le tas. ay enquêteurs formation sur le tas da ngay ñëw jël kii rek jàng na tuuti nga former ko benn jour ñaari jour mu dem defi enquêteur. ñee nag ñooy validé yi ñuy jóge ci kaw. léegi nag ñooñu. dem nañ ba léegi ñun am nañ ay ndaw yu ko mën a def. waaw yoo xam ne ñu ngi ci département bi. ñu ngi ci région yi. te texte yi arrêté ministériel bi loolu la wax na nañ ko doxal ñu ne ministre bi nañ dellowaat la nga xam ne ni moo doon yoon arrêté ministériel bi nañ ko respecté ndaw yi def seen liggéey laaju ñuy dërëm parce que say daw lay milliards yi ñuy dépensé feneen xëy na da nga ko mën a jëfandikoo feneen. wala d'accord loolu lay wax mais mosuñoo wax ne ñun en tant que syndicat dañu kii fi may daanalee rek. ah déedéet ban ma des encore rapidement parce que ce temps ji war na mi ngay jeex. waaw bi may def bu bëggee daal. non bàyyi ko moom mu répondre tuuti parce que il faut que moom tam na jox ko temps. waaw Samba bon voilà Samba maa ngi jégalu sànq. mais parfois je souffre en t'écoutant xam nga li tax loolu gis nga mi ngi wax ay gestion clanique wala yooyu tout ça. dafa mel ni ki oui mais venons-en à l'essentiel. dafa mel ni maa ngi moom bokkuñu benn directeur déedéet. dafa mel ni maa ngi moom bokkuñu benn ministère bi. gis nga ministère de l'agriculture. 8 directions moo fa am. gis nga les 6 c'est des ingénieurs agronomes ñoom ñoo fa nekk mooy ay naataangoom. Debrela ki fa nekk Youssou Gueye ancien DRDRM la. DEA ki fa nekk ingénieur agronome. DPV ki fa nekk ingénieur agronome la. DEWORT ki fa nekk Makumba Diouf ingénieur agronome la. DEMER ki fa nekk ingénieur agronome la. SAED ki fa nekk Aboubacry Sow ingénieur agronome la. donc tey jii nii ñun mënul taxaw fii mi ne dafa am ay clan ak kii bu nekkee fii ñu séddu ko loolu ak yow doon tout ça loolu li nga xamante ne. je tenais à répondre sur ça. bon voilà leneen li si des mooy nee na 10 000 hectares yi nekkoon fee presque dañoo ñàkk traité ak yooyu noonu. information bi ma koy jox y a même pas 2 semaines le comité la cellule de passation des marchés. dafa réunir xam nga pour lan
c'était pour xool nan na ñuy jëndee benn avion bi nga xamante ne kii day nekk fi pour traiter tout ce qui est péril acridien. mais yéen avion agricole am ngeen si benn bu ngeen jëndoon wala jusqu'à présent. waaw mais avion boobu c'est dafa la daanu daaw Mauritanie qui moom xam na traite. ko avion boobu dafa daanu daaw. donc amatuñu benn. dafa am na dafa avion bi daa daanu daaw. yàqu complètement. yàqu na complètement ba pilote bi fa nekkoon sax yàlla na ko yàlla yërëm. dafa génn àdduna. donc gouvernement mais quelle était la cause de l'accident? bon dinañ défaillance technique la. défaillance technique waaw défaillance mais technique avion bi nekkoon na à bon état. nekkoon na en bon état. kañ lañ ko jëndoon wala. moo bon doon xaw ma na kañ lañ ko jëndoon mais mi ngi doon di naaw. amuloon D'accord. benn problème. mais malheureusement xam na avec un temps vraiment qui était un peu voilà. loolu man moo tax defe naa avion sax bi daanu. président mi dox bu yàggul daanu wuti avion daanu. am mais loolu laa lay avion wax nii. bon na ñëw. y a même pas une semaine la cellule de passation des marchés du ministère s'est réunie pour xool nan nañuy acquérir bu bees donc fii ak ay fan yu néew rek yaakaar naa ne kii Sénégal dina am benn avion bu bees tàq bi nga xamante ni ki li ñu daloon daaw dootuñu dalaat. waaw mais avion boobu bi mu daanoo def nañu quand même les enquêtes pour voir la cause. Bon, le les mobile. enquêtes sont en cours. Les enquêtes Bon, sont en d'accord, cours. ba on léegi. continue. Waaw, parce que daaw la rek les enquêtes sont en cours. Ouais. leneen li may wax Samba mooy gis nga il faut que qu'on sache raison garder man dama gëm benn affaire moom tey moom si li muy wax nii li waral seen mouvement bii c'est le régime indemnitaire. Ouais. dama koy poser ñaari question en réfléchissant non non non. Ouais, mais non, il Qu'est-ce faut qu'on n'a répondre pas aux questions. fait Il faut qu'on répondre aurait aux dû questions. faire. Waaw. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. mais yooyu wax gis na nga si ñaar yooyu noonu waaw. déedéet c'est très important. tey jii nii régime indemnitaire bi mënu ko reprocher au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. C'est mënta le nekk ministère de c'est le ministère des finances. des finances. te ñun ànd nañ seen ñoom waaye nag ñun de par notre posture xam nañu gouvernement bi li mu nekk di def pour le secteur agricole te fii ak ay fan yu néew dinañ gis jéego yi nekk di def. ah mais nag nee lu na ñu fi ànd- ay fan yu ñëw ah. bon léegi war ngeen nekk. mais nañu déglu taaxirlu dal. gis nga ñoom ñii chaque fois ñun dañ leen di woo ne la ñëw leen ñu waxtaan tënk nañu lépp lu ñu waroon a def boo gisee temps yi comité sur le dialogue ni ñu koy waxatee social du ministère réunirul c'est parce que dañoo ne comité bi lépp lu mu waroon def parce que comité bi nag wax dëgg yàlla dafa am kayit bu ko tënk wax ni ki lii mooy rôle am lii mooy objectif am loolu noonu liggéey boobu noonu def nañ ko ba pare président comité bi mooy le secrétaire général Pape Malick Ndaw maa ngi koy nuyu au passage moo jël kayit bi bu ñu tënkoon avec les syndicats SDTS ak SYNTAS et tous les collaborateurs du ministre ñu jël ko jox ko le ministre pour que moom mu xool la suite à donner ba mu ko liiree mais dafa ne mais lii man ànd naa ci jël yépp daal di koy jox son homologue le ministre des finances daal di jël copie jox ko son homologue le ministre ni ñu koy waxatee Mariama Sarr mi xam moom moo yor fonction publique ne nag duma ci yem saa yu ma si waree communiquer en conseil des ministres danaa ko def attirer attention chef de l'État te du tee it mais on n'a pas entendu dinaa la réaction anticiper. du président de la République sur ça. Waaw, temps yii waaw. mi ngi wax agriculture mi ngi yokk sax tuuti. Mais le dafa am budget yenn yi nga maintenant xamante ne que ñoo ngi koy mais dox. également ceux qui Dafa am ceux yi nga qui xamante ont ne en charge problème yooyu du fekkee ne boole wu Sall. ne sam ça Sëñ peut Sall. impacter sur la gis nga production. gis nga lettre bi dem dañ leen jox copie amul lenn lu ñuy nëbb nous sommes transparents et limpides comme l'eau de roche dañ koo jël jox leen ko kayit bu ñu bindoon ñoom régime indemnitaire bi xam na ñoom ñooñu ko joxoon comité bi liggéey si ñu delloo leen ko ñu ne c'est bon ñu jël ko boole ko ci daal di koy jox le ministre des finances. Oui. te man li ma gëm mooy mooy le ministre des finances ba tey kuréelam yi ñi ngi étudier faisabilité bi léegi nag lenn moo mën a am on a une masse salariale de presque 2 milliards dama lay wax agriculture nous sommes presque 700 agents une masse salariale de 2 milliards régime indemnitaire bi triplé ko 5 milliards 900 va falloir qu'on sache raison garder sur 4 indemnités bu fekkee benn ñëw na wala ñaar jën na gis nga dafa am nooy laajee waaw mais bien sûr. bu kenn benn mënu- ñëwee da nga koy jàpp nga téye ko Ouais. mais nag taxaw ne man lii laa laaj bu dara ñëwul ak wala yooyu doon tout ça damay anticiper si loolu rek dama leen di wax ni ki wax dëgg yàlla nous sommes tous dans une même barque ndax li ngeen di laaj ni bu ñëwee ñu ñëpp ñoo si bokk bénéficier aussi nañu taaxar lu tuuti may le ministère des finances ak ñi nga xamante ni ki ce sont ses collaborateurs ñi saytu xool te xam naa ni ki y a des pistes sérieuses yi nga xamante ni ki gouvernement bi sous peu dinañ ko proposer donc nañu ñi dal rek ministre yi seetaanu leen mi ngi ci nee naa leen depuis démb rek jël na téléphone am woote na j'ai pas trahi le secret des délibérations wala yoroon tout ça waaye am na lu ma ci xam Samba gis nga nenu dal professeur Moussa Baldé ba nga nekkee bureau ñu nekk fa ñun ñëpp daf ñu wax ni ki moom si boppam syndicalisme daf ko gëm ndaxte moom produit syndicat la
bu yokkul du wàññi donc mi ngi ci li ngeen di xeex nii am ngeen ci droit waaye nag na ànd ak dal gis nga ñàkk liggéey bi ak yoroon tout ça ñun rafetle wuñ ko ministre wax dëgg yàlla lii neexu ko bu sañoon ñi toog moom li muy def mi ngi koy def waaye nag boroom kër nag bu fekkee nag dafa yor njaboot gi am lenn lu muy dox mu wane ginnaaw pour doxi loolu ñu naan ko kër gaa nga tàq ci gannaaw ak yoroon tout ça ñaare ko mën a dal rek day dëppaat ne xaaral ma dëpp dem fay loolu noonu wala mi ne xaaral ma toog jàpp suma ñaam mu ndax lii jaratu ko te ñaar yooyu noonu bëgguñu mu dal l'honorable professeur Moussa Baldé bëgguñu mu dal ko. D'accord dañ ko may tuuti rek mu liggéey ci. D'accord, c'est compris. Samba Gaye. Bon, waaw. rapidement, temps bi quelques petits li ma koy minutes wax rek moo di des. ne Mais ñëw c'est essentiel bi quoi parce que joxowuñu laajuñu rek dañoo laaj joxe wax fu ñu koy jëlee jëlewuñ ko ful fenn loo may ci ressources internes yi nga xam ne ministère bi moo koy produire parce que bañ nañ ko ci principe de yenn ressources internes yu mel ne ay arachide yooyu. production arachidaire Oui. parce que li ñu waxoon ñooy dañ dem ci principe contrat de performance moo di ne nañ fexe ba nga xam ne li ñuy produire su yokkoo suñu indemnité yokku su wàññeeku suñu indemnité wàññeeku ci foofu lañ d'accordoon ci principe boobu lañ liggéey ci loolu lañ ko proposé ñaaral bi moo di ne dal moo tax. à part arachide est-ce que am na beneen kii boo xam ni. production horticole. parce que arachide li ñu koy teg mi ngi bëgg bëri ah. non les taxes et tout ça oui. production horticole rek. maanaam li ñuy exporter ci production horticole rek maanaam légume bi yooyu yëpp. rek suñ ci jëloon as tuut rek réglé na suñu problème. soo bàyyee loolu jël arachide rek as tuut réglé na suñu problème soo bàyyee loolu semence bi nga xam ne ñun ñoo koy liggéey topp ko redevance yi soo ci jëlee as tuut rek réglé na suñu problème soo bàyyee loolu amende yi ñuy teg opérateurs yi jox di as tuut rek réglé na suñu problème. donc am ngeen ay niche yoo xam ne ay niche la yoo xam ne dañ koy identifier mu leer naa ñi seen kanam kenn ci mën koo wéddi waxumala nag les milliards yi nga xam ne mu ngi daaw ci projet yi ak programme yoo xam ne yii nii au niveau du ministère la te agents yi amuñu ci dara te ñooy liggéey bi ñetteel bi moo di ne dal moo tax ñi toog ba ñaari weer toog di xaar professeur Moussa Baldé parce que dañoo d'accord nag moom ne ko ñaari mbir moo mu am yow yaa ne président de la république moo la wax ne demal nga gëstu yow ak ministère des finances ak say ndaw nga indil ma genn kayit kon suñu produire document bi ñun ñaari option la ñu amoon jël ko en tant que syndicat dem ministère fonction publique dem ministère finance ñu defaat comité toog waxtaanal li mën a am ak lu mënta am wala ñu jël document bi jox la ko yow nga jël ko comme li nga waxoon ak sa naataango d'autant plus que wax nañ la fu ñu koy jëlee parce que laajewuñ ko ministère finance laajewuñ ko ministère fonction publique ci say ressources internes yi nga xam ne li ñuy produire ci lañ ko laaje ci base contrat de performance nga jël ko na ko ministère des finances li ngay def ak say agent ñi am ay fonds communs ay indemnités yoo xam ne yi mën na 3 fois wala 4 fois seen salaire maître Thiane je vous rappelle encore que indemnité mën na ëpp 3 fois wala 2 fois sa salaire de base te loolu moom moo fi am boo demee ci magistrature moo fi am bërki démb rek signé nañ benn. non moom koy sànq sax waxoon na la ko. signé nañ benn arrêté. bon pour aller vite sans reste quelques petites 3 minutes mën na ëpp loolu. kon li ñuy laaj indemnité boo jëlee ki ci ëppale laa wax de hiérarchie A1 bi matut 700 000 francs te pourtant démb signé nañ fi indemnité yoo xam ne nii ay 700 000 francs la de ki ci gën a ndawle ëppalewut 400 000 francs te loolu boo jëlee salaire am amul sax un tiers de ça donc li ñuy laaj du loo xam ne li c'est extraordinaire du loo xam ne li c'est extravagant lu mën a lekk la lu nit mën a dégg la te loo xam ne lii ñun ñoo koy liggéeyee la nguur gi di ko jël di ko jox ci gafaxa nguur gi parce que caisse commune la ñu wax caisse commune boobu noonu bu demee ci gafaxa nguur xëy na ñeneen sax ñoo koy jëriñoo waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ko liggéey jëriñoowul loolu lañ ne nga dakk parce que mënatuñoo dem ci loolu. revalorisation daal moom ngeen dugg. revalorisation suñu salaire. te mu gaaw te xam nañ fu ñu koy jëlee. tax maître professeur Moussa Baldé nekkul ne moom lañ ciblé pour daane ko wala keneen ñëwoon na fi ñu song ko wax ko ba mu xamee ne nag léegi saafarawut ko ñu jëflanteeg moom ku yeneen ku fi toog yi dañuy jëflanteeg yow parce que ñun fi ñu toll nii ndaw yi fi nekk ci ministère bi nekkul ak ba fa nekkoon bu njëkk ay syndicats yoo xam ne yii nii wax dëgg yàlla def nañ seen warugar ba dem nañ seen retraite te kenn joxul leen seen ndàmpaay ndax dañoo wax ne yéen topp leen ko man wallaay
soo waxtaanee nit ngay kilifa nga dem ba signé ay ñaari ministre ñu toog fukki at nga ne laa wala non document bi ren a toppaloon man yaakaar naa ne loolu ci caaxaane li parce que 2016 toog nañ secrétaire général SDTR wax ci kanamu ñëpp nañu suñu document bi li ñuy laaj ñi jarul seetaat feneen bind nañ ko ba pare mu ngi ci seen tiroir yi génne leen ko ngeen jox ñu ko boobu ba léegi Moussa Papa Ablaye Seck jaar na fi wax nañu ay wax yu neex ay digge ba léegi dara sottiwul kii jaar na fi wax nañu dëgg la wax na tëral na benn comité loolu ñu ngi koy rafetlu parce que amu fi woon bu njëkk wax la rek yoo xam ne ni kii wax na kële wax amul benn signature tëral na benn comité boo xam ne d'accord nañ ci lii la may nañ ko ñaari weer bind nañ ko wax ko la ko fu li ñu la waxoon foo ci toll tontuwul ñu lim ñu ñàkk a tontu na moo tax ñu toog def tey grève 24 heures te bu ñu tontuwut ñu dollu 48 heures bu ñu tollu tontuwut ñu dollu 72 heures bu ñu tontuwut ñu def grève illimité. léegi lakk ñàkk lakk yëpp. non lakk moom jeex na léegi fu ngeen toll dana sax. may léegi fu ngeen toll da ngeen doon wax ni tey ji waroon ngeen def dara wala suba. tey lañ def kay. waaw tey foofu ci Sénégal. def boobu nu mu demee. waaw def bi nu mu demee mën naa la jox résultat yi léegi. fi mu toll nii rapidement Kaolack sur 11 ci 12 agents 11 agents yi yëpp dem nañ bu mekkee mooy xëy na directeur bi ak chauffeur moo fa def loolu ci benn xayma la rek. liggéeyuñu tey. boo jëlee feneen bu nga xam ne Tamba. fépp boo dem service foofa dem fi tey muy fi nga jógee ko expert ba dab saa ñoom ñëpp dem nañu. liggéeyuñu tey direction agriculture ñoom ñëpp dem nañ tey banque seen loxo moom mi xam na ca dara. kon nag loolu benn signe la rek buy wane ne soit ministère agriculture agents yi dañ leen di jox seen gëdd. wala ministère bi ñi tëj ko for ñi xam ne amatul. bon léegi yéen a ngi nekk réaction gouvernement certainement. yéen a ngi nekk donc léegi réaction gouvernement. fuñ sa incha allah ñun kay ci loolu rek la ñuy déglu parce que loolu moo taxoon. yaakaar ngeen ni daan leen déglu. yaakaar nañ ko bu fekkee ne bëgg nañ mbay mi jëm kanam bu fekkee nañ parce que buñ fàtte nañ. waaye nag bu leen yàq suñu jiw ndax moomu leen. ren non attends. waaw suñu jiw moomu leen. sëñ Matar waaye suñu jiw bee leen mag moomu leen. waaw sëñ Matar day di gën ko valoriser mais quand même bu leen yàq suñu jiw. sëñ Matar lakk suñu jiw. bul fàtte ne jiw bi am na ci lu bëri yàqu na yoo xam ne nii ñàkk suivre moo tax. waaw loolu moom am na ndax. deuxièmement yow loo gisee yàq boobu lan moo ko tax kan moo du yéen a ko war suivre non. non c'est-à-dire bu fekkee ne yow war ngaa dem mission certifiée benn. waaw dafa am mission de contrôle. waaw am noo ca war a demee heure bu ñu ci war a demee. yooyu yëpp dafa am heure bu ñu ko war a def. heure bi nga war a certifié mooy heure bi laboratoire yi dafa am heure boo ko war a mën a def heure boobu soo defut ngay taal ak lakk ak yëpp day yàqu ndaxte dafay saxe. waaw muy yàqu yéen tam ngeen koy seetaan. non waaw dana yàqu ndaxte bu ñu demee grève dana yàqu. parce que tout simplement dañu jàpp ne médecin ba daaw ba mu taxawee ne du ma faj jàpp nañ ne kii kat bakkan la yore. waaye urgence am na waaye urgence la am na. lii nag moo gën a doon urgence ndaxte boo gisee ndaw yi di daw ci di dajju boutique yi ñi naan dajju nañ boutique yi enu na saako ceeb am na ci ko ndeysaan boo xam ne kii de. waaw déedéet non waaw kooku moom doy na moom bàyyi lu yem suñu moom bañu. ab xiif la boo xam ne bi ak ñàkk. moo ko waral boo xam ne ndaw yi fipp ñi ne ndaw yi nañ leen defal ci mbay mi nag tant que ñi nga xam ne ñu ŋànk nañ ko taxawul ne leen jox leen seen gëdd mbay mi réew mi du gën a du naat réew mi du nekk ci jàmm ndaxte li nga xam ne lii nii mooy soxo réew di ko dundal nga sàggane ko bàyyi ko gannaaw di jënd ceeb bitim réew bu ñu demee ba mënatuñ laa jaay yàlla tere bu fasuñu ne mu yegg fa. waaw 1 million 800 000 gerte gi ñu wax loo ko gisee yow. waaw xam nga ne bu fekkee ne yow war ngaa mën a bay 3 millions wala 4 millions ñu ne yaa ngi ci 1 million 800 du ndam. du performance. du ndam bon d'accord dégg na la léegi caane yu yaay tëj. du ndam caane yaay tëj. waaw sëñ Sall. rapidement fi nekk jeex na de man maa leen may 2 minutes rek. waaw dag may ndax 30 la woon gisuloo. ma wax waaw rapidement sama gaañaa nga ne taxaw di ma wax li quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect. ndaxte wax dëgg yàlla ça fait des années que ma koy pratiquer. Samba Gueye benn ancien technicien agricole wala. nee de Samba Gueye mii. ah bon suñu Samba bi général. waaw aywa boog rapidement. li may wax mooy nous sommes en phase sur beaucoup de choses. gis nga revalorisation traitement salarial pour le secteur de l'agriculture. mais ministre daf see ànd d'accord ci. kooku moom on est en phase. mais jëf bi ak gaaw bi tam am na solo jëf bi ak gaaw bi tam am na solo mooy il a eu raison de dire que identifier nañu ay niches yi nga xamante ne kii au niveau interne foofu nañu war a mën a puiser
pour tey jii nii bu fekkoon accordé nañ ñu jël foofu noonu déggal ko daal di koy def ci régime indemnitaire bi yooyu identifié nañ ko mais faudrait-il que waa finance ñi nga xam ne ñoom ñoo yor gafaka bi ñu jox ñu autorisation bi nga xamante ne ki ñoom parce que faisabilité bi ñoom la rek ñoom ñoo ñuy wax fii ngeen di jëlee fii ngeen di jëlee fii ngeen di jëlee proposition yi bëri na nee nañu sax même bu ñu doon jël 1 kilo ni ñu koy waxee 1 franc daal di koy def ci 1 kilogramme exportation arachide beeg yooyu doon tout ça donc c'est en termes de milliards. donc yooyu noonu yëpp liggéey nañ ko tënk nañ ko ministre xool na ko xam ne ki lii lu war a mën a nekk la mais faudrait-il que moom tamit mu war a mën a comprendre moom Samba Gueye mu comprendre ni ki ministre jéego yi mu nekk di ci def nii loolu dong la ci mën mi ngi puus nu mu ko mënee leneen li ci des mooy vraiment professeur Moussa Baldé du nit bu nga xamante ne que day def entrave à la libre expression ni ñu koy waxatee du secteur de l'agriculture grève c'est un droit constitutionnel qui est reconnu waaye dafa ne lenn lu nga xamante ni waruñu si di si user di si abuser xam nga tey toll nañ fenn fu nga xamante ni ñun ñëpp gëm nañ ni ki wax dëgg yàlla dañoo war a ramener le calme et la sérénité dans le secteur de l'agriculture xam nga lu tax ñëpp dañoo gëm ni ki mbas bii nii dafa mettre suñu économie à genoux te ñëpp dañoo jàpp ni ki secteur agricole moom rek moo mën a tey jii nii jël suñu économie relever ko yóbbu ko à des niveaux yi nga xamante ni ki insoupçonnés donc ñun ñëpp gëm nañ ko mais loolu faudrait-il que agents yi fa nekk ñi xam ñoom lan mooy seen wareef ak lan lañ leen dénk ñi def seen liggéey ba mu mat sëkk léegi nag leneen li ci des nguur gi mais moyen d'accord naa te ñun ñëpp bañuñu ko léegi nag leneen li ci des mooy Samba vraiment il faut que ñun ñëpp ñu dal ñi xam ne kii porte ministère bi ubbeeku na le ministre boo leen ko bëggoon gis suba sax yéen xam ngeen fan ngeen di jaar jaru sax ngeen di bind simple woote rek même le secrétaire général Pape Malick Ndaw bu ñu ko woowoon tey jii wala directeur de cabinet Moussa Mbaye tey jii nii am ngeen bunt yi nga xam boo leen fa jaaroon rek automatiquement le ministre peut vous recevoir parce que buntam mosu ko tëj gis nga lii moom la gën a metti parce que dafa nekk def ay jéego yu nga xamante ne ki c'est pour le bénéfice exclusif de l'agent du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural mais malheureusement xam naa ni ki ñoom dañoo yàqamti waaw ndax wax dëgg yàlla man li ma gëm mooy xaalis si poos boobu noonu dana ñëw mais nag loolu dépendrewul ci moom rek uniquement mi ngi si def ay jéego te gëm naa ni ki suñu waxtaanee nañ juboo le ministère des finances gaawantu non ministère des finances ñi ngi si te ñun suñu ministre professeur Moussa Baldé mi ngi def tout kent laay kàttanam pour que yëf yi mën a gaaw te gëm naa ni ki wax dëgg yàlla sur les 4 indemnités yi ngeen proposé wax dëgg yàlla man gëm naa ni ki dina am yenn yi nga xamante ne dina sotti. voilà dégg nañ ko may fàttali mbokk donc rek dal nànk rek ñu xam ne ki le temps du gouvernement n'est pas le temps du syndicat. waaye nag ba tuuti nag ndax jamono ji dafa métti. waaw danañ ko baral incha allah. voilà merci beaucoup mais dama lay invité yow tamit. nga ñëw ak say naataango vraiment ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan. nga jàkkaarloo ak ministre bi li ma la wax ni officiellement moom mu wax la yan jéego la ci dox ak yooyu doon tout ça moo gën vraiment ñu toog banque suñu loxo ne duñu liggéey ak yooyu doon tout ça parce que may fàttali mbokk auditeurs yi tey ñu doon suñu invité ñu leen gërëm Samba Gueye bi nga xam ne mooy secrétaire général bu SYNTAS di syndicat bi nga xam ne moo lëkkale ay conseillers ay techniciens agricoles yi également Thiam bi nga xam te moo fi nekkaloon ministère également du juriste ba pare dégg nga ko bi fi débat yi ñu fi def ak yi ñu fi génne def naa ne yooyu yëpp nekk na yoo am solo waaw ñi nga xam tam ñoom dañuy wax dañuy yàq suñu semence ñoom tam ñu wax leen rek nañ def nang te ñu waxtaan comme niñ leen woowee moom moo ko wax ne ni ministre bi du ne ñii nañu ayu ñuy fàttali Assane Thioune moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi ñu leen di jox daje incha allah benn àllarba jërëjëf mbokk auditeurs yi nga xam ne yëpp ñu ngi doon déglu